ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéen ay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci bateau bi di Mercy Ships di ab bateau boo xamante ne nii bateau hôpital la buy dalal ay nit di leen faj yaakaar naa ne ñu bari sax dégg nañ ko bateau bi nag jamono ji mi ngi Sénégal te dinañ wéy di fi nekk ba 30 juin 2020 seen objectif nag mooy apporter ay faj ci sénégalais yi nga xamante ne nii dañu amee ay jafe-jafe wér-gu-yaram te duñu fay dara comme niñ koy faral di defee rek saa su ne boo amee ay sujets yoo xamante ni dafa laal dundinu sénégalais yi dañ ciy def ay recherche noonee lañ ko defee ci projet bi maanaam mooy lan lu ko tax a jóg lan mooy seen activité ci biir Sénégal muy bateau bi loolu lépp daañu ko waxtaanee ci biir vidéo bi après nag ñu def ci ab analyse parce que wér-gu-yaramu sénégalais la ñuy wax te ku wax wér-gu-yaram xam ni bokk na ci secteurs yi nga xamante ni mooy tax ab réew mën a développé wu. pour rappel rek ci fàttali bateau Mercy Ships mi ngi Sénégal jamono ji yegsi na port autonome bu Dakar depuis mercredi 14 août. Mercy Ships nag ci tubaab buñ koy tekki mooy navire de l'espoir benn ONG la boo xamante ne nii organisation humanitaire la internationale te mission mooy améliorer santé yenn dëkk yi nga xamante nii dañu néew doole. seen stratégie nag stratégie bu innovante la parce que au lieu que ñu tabax ay bërëb wala ay dëkkuwaay pour dalal nit ñi di leen faj mais dañuy jël ab bateau bu rëy boo xamante ne nii day am bépp personnel yu yëngu ci wàllum santé yi nga xam ni ngay dalal nit ñi di leen faj. initiative bi nag mi ngi jugee woon ci ñaari doomi aadama muy Donald Stephens ak Deon ñoom ñaar dañu amoon benn rêve seen rêve moo nekkoon créer benn navire hôpital boo xamante ni nii day wër ci àdduna bi yëpp pour dimbali ñi nga xamante ni dañu néew doole. projet bi nag ba ñu amee yéene bi mu antu maanaam ñu jëmmal ko atum 1978 at boobu ci lañ créé fondation bii di Mercy Ships muy navire de l'espoir ci réew bii di Suisse. ci noonu la ñu amee benn bateau boo xamante ni ñi ngi ko jundee woon $1 million. ñu teg ci ñeenti at ñu amaat beneen boo xamante ni moo gën a yaatu mu nekk ab bateau hôpital boo xamante ni am na ñetti salle d'opération benn salle d'hospitalisation ak 40 lits yoo xamante ni ñooy dalal ñi feebar. projet boobee nag di avancé ba atum 2007 ONG bi créé Africa Mercy bi nga xam ni bokk na ci ñeenti bateau yi gën a mag ñoom ci seen bateau muy organisation Mercy Ships bi nga xam ni hôpital bateau la buy dalal ay nit di leen faj ak personnel boo xamante ni ñooy taxawu doomi aadama yi. bateau boobu noonu jamono jii moo nekk Sénégal ba tey dañuy wëy ci explication bateau bi maanaam ni mu melokaanoo bateau bi nag mën na def lu toll ci 7000 opérations chirurgicales at bu yàlla sàkk. d'ailleurs pour seen programme biir Sénégal opération yu bëri dinañ ko fi def maanaam ñi nga xam ne da leen war a opérer ci yenn ci seen i cër jigéen ñi nga xamante ni tamit dañu jàggati ci seen yaram te ñu war leen opérer ak jàngoro yi ci mel ni comme goitre ay tumeur problème mâchoire am na jàngoro yu bëri yoo xamante ne nii bateau bi dina ci intervenir pour dimbali ay sénégalais parce que ñoom dañuy intervenir ci spécialité yu bëri moo xam gynécologie ophtalmologie wàllum chirurgie ak soins dentaires nit ñi mën nañ bénéficier wu ci genre faj yu mel noonu moo xam ay xale yu am benn ba fukki at ak ñeent ak ñi nga xam ne am nañ 15 ans jàpp 69 ans maanaam ñi toll ci at yooyu mën nañ bénéficier wu ci soins yi. ci wàllu nag équipement daanaka bateau bi am na matériel yoo xamante ni mën na leen permettre ñu matale seen yéene biir Sénégal parce que bateau bi nekk biir Sénégal muy Africa Mercy am na 5 salles opération benn unité boo xamante ni unité de soins intensifs la muy cas yi nga xam ne ñoo gën a garaaw ak benn unité ophtalmique benn laboratoire benn scanner benn service radiologie ak benn microscope numérique. bateau bi tamit am na ay lal yoo xamante ni ñooy accueillir lu toll ci 82 patients maanaam juróom-ñetti fukk ak ñaari doomi aadama yi nga xam dañ tawat am nañ fa ay lal yoo xamante ni mën nañ leen dalal te ci biir bateau bi aussi am na ay logement pour ay famille wala ay couple ay jëkkër ak jabar ak ay célibataire mais tamit am na bibliothèque ci biir ak salle bi nga xamante ni mooy caytu lépp lu jëm ci wàllu fóot ak yooyu noonu ak sax supermarché bu ndaw. donc bateau bi am na bépp cadre boo xamante ni moo leen di permettre ñu accueillir patients yi te loolu mat nañu souligner ko aussi jamono ji nag équipe bu Mercy Ships bi ñi ngi wër ci Sénégal pour def ay consultation primaire ci localité yu bari ci Sénégal dinañ wër bépp gox ci biir réew mi. léegi nag ñu ñëw ci analyse u ñëwum bateau bii di Mercy Ships ci Sénégal wala sax Africa Mercy jàngat boobee nag dañ koy wéer ci ñaari pàcc bi ci njëkk mooy fii ci Sénégal. gis nañ ni nit ñi am nañ problème paj maanaam bu fekkee ni suñu réew am nañ nit ñoo xam dañu feebar te amaana amuñu ay moyens pour faju
wala fay seeni opération wala amul benn offre médicale boo xamante ni seen gox dina leen permettre ñu faju comme ni mu waree. donc ñëw bateau bi di Africa Mercy initiative boo xamante ni dina leen mën a dimbali kon lu baax la parce que dinañ am possibilité jotaat li nga xamante ni mooy seen wér-gu-yaram te itam mën retrouver li nga xamante ni mooy seen activité. donc ñi nga xam ne am nañ possibilité bénéficier wu ci faj yooyu noonu li leen di wax mooy ñu profité aussi parce que dëkk bi toll na foo xamante ni waxoon nañ ko boo feebaree te amoo ay moyens boo moytuwul bu la suñu borom dimbaliwul da nga ñàkk sa bakkan rawatina nag bu dee yenn feebar yi nga xam ne dafa garaaw yi nga xamante ni nii analyse bi rek mun na lu coûter ay milliers de francs CFA. am na ñoo xamante ni dañuy def analyse mais analyse bi rek dina weesu 100 000 francs imagine nga war a def analyse yu bari médicament ñëwagul leneen ak leneen ñëwagul donc ñi ci am possibilité bénéficier wu ci soins yi di bateau bi di Africa Mercy di def mën nañ xool yan démarche la ñuy suivre pour bénéficier wu parce que mën nga faju doo fay dara donc opportunité la pour ñoom. te leneen li ñu interpellé ci mbir bi mooy dañu seetlu ko ni ndekete biir Sénégal bari na fi ay nit yu amee ay feebar yu garaaw a garaaw maanaam yu jéggi dayoo te mënuñu faju dañ koy sooxaale rek toog di xaar yàlla. ñi ngi def seetlu bi ci site bii di Au Sénégal parce que ñoom dañu annoncé woon arrivée bateau bi defoon ci benn publication mais xool leen après publication bi commentaires yi nga xamante ni nii ay sénégalais def nañ ko ci moom ngeen di seen nii commentaires yi ngeen di gis yëpp ay sénégalais la yoo xamante ni nii dañuy dund lu métti ak seen jàngoro te xamuñu woon fu ñu koy jooytoo ay nit yuy sàkku ndimbal pour bateau bi jàppale leen pour que ñu mën a faju am na ñoo xamante ni dañu am ay mauvaise opération maanaam opération yu jaarul yoon am na si ñoo xamante ni dañu def ay accident jëlee ci ay gaañu yoo xamante ni nii ba léegi mi ngi leen di jural gàllankoor ci seen dund am ñoo xamante ni dañu am problème ak seen foie am ñeneen ñoo xamante ni problème mu tànk lañu am ña ca des problème mu xol problème mu bët ñu ci bari ku ci nekk ak sa jàngoro te amuñu moyen pour faju wala amuñu ku leen faj biir Sénégal. donc bu ñu gisee commentaires yi yëpp dañu seetlu que ni biir Sénégal ñi wérul sax daanaka booy seet moo ëpp ñi wér ñu ci bëri ñi ngi souffrir ak seen jàngoro te amaana seen mbokk xamuñu ko wala am nañu ko yëg te mu leen dimbali te duñ leen taxawu parce que Sénégal comme ni ñu ko waxee woon yërmande beeg jàppalante bi dafa des lool. donc nit ñooñu noonu tey jàpp nañ ni bateau bii ñëw Sénégal espoir la ci ñoom ci bateau boobu la ñu yaakaar pour faju te ñi ngi ñaan suñu borom dimbali leen ba ñu jotaat li nga xamante ni mooy seen wér-gu-yaram donc ci aspect boobu noonu bateau Mercy Ships dina régler problème yu bëri fii Sénégal loolu baax nañu souligner ko parce que comme ni ñu ko waxee ci njëlbeenu vidéo bi bateau bi dina fi nekk ba 30 juin 2020 donc diir bi dina gudd donc temps boobu yëpp dinañ am possibilité faj sénégalais yu bëree bëri yi nga xamante ni amuñu woon moyen wala gisuñu hôpitaux fii ci Sénégal boo xamante ni dina leen jël en charge pour que ñu am paj bu jaar yoon donc loolu mooy aspect positif ñëw bateau bi di Africa Mercy fii ci Sénégal te baax na aussi ñu leeral ko. léegi nag dañuy ñëw ci ñaareelu pàcc jàngat bi nga xamante ni nii dañ ko jëmale ci suñu autorités yi parce que tey jàpp nañ ne ba ñu amee indépendance ba léegi gàcce la Sénégal amul hôpitaux yu baax ba ab bateau jugee beneen réew ñëw pour dimbali ñu. depuis suñu soi-disant indépendance bi nga xam ne am nañ ko 1960 ba suñu joona yàlla tey jii 59 ans juróom fukk ak juróom-ñeenti at amuñu ay bërëb yoo xamante ni dinañ taxawu sénégalais yi ci anam gi war ñu toog di xooli liggéeyuñ ba tey ab ONG moo ñëw pour dimbali suñuy doom mbokk yi lii gàcce mënu koo rëy loolu li muy prouvé mooy échec suñu homme politique yi depuis 1960 ba tey jii nii maanaam durant temps boobu yëpp amul benn politique sanitaire boo xamante ni mën na permettre chaque sénégalais moo xam fépp fu mu ne ci biir réew mi faju comme ni mu waree te pourtant lu mënoon nekk la parce que depuis 1960 ñaata alal la président yi fi jaar lépp ci turu sénégalais yi jamono ji suñu dette extérieure maanaam bor yi nga xamante ni lépp nañ ko ci organisation internationale yeeg bailleurs yi jamono ji rek waxuma de Senghor à Macky Sall mais jamono ji rek depuis Macky Sall bi mu faloo dette extérieure bu Sénégal mi ngi toll ci 6500 milliards de francs CFA tey 6500 milliards yooyu noonu ban sénégalais moo ñemee yëkkati loxoom ne bor boobu ñu leb bitim réew gis naa ci sama bopp amul. alors que pour am hôpital bu baax ak conditions yi war lépp lu mu tuuti boo dépensé lu toll ci 30 milliards dong mun nga am benn hôpital bu baax maanaam suñu gouvernants yi bu ñu amoon volonté pour faj sénégalais yi région Sénégal bu ci nekk dina am au minimum ñaari hôpital yu baax mais xooleen tey waxuñu sax région yëpp Sénégal yenn région yi nga xamante ni boo demee ci village yi ay femmes dañuy accoucher ci kaw ay charrette parce que amuñ sax ambulance mais Sénégal en général amul hôpital de référence boo xamante ni nit mën na fa fajoo comme ni mu waree te doo fa jànkoonteel ay jafe-jafe amul.
donc ñëw bato bi di Mercy Ships Sénégal gaalu baax la parce que dina faj sénégalais yi parce que wax nañ ko képp ku ci am possibilité dem faju ji demal nga faju ji parce que boo ko yaakaaree ci suñu réew mi doo faju mais seen ñëw bi da ngay gis ne suñu autorités yi au lieu que sax ñoom ñu jëlee ci gàcce bu rëy mais dañ koy jël bëgg koo ndamoo aakima ko alors que ñoom du seen mérite bi mooy ONG yu jógee bitim réew ñëw fii pour dimbali ñu maanaam ñi nga xam ne ñun bokkuñoo ak ñoom deret bokkuñoo ak ñoom dëkk muy ay nasaraan ñoo ëpp yërmande jëmale suñu population yi que suñu autorités yi nga xamante ni ñoo fi ne parce que ñoom seen alal la ñuy collecté wër ak ay participation ak ay dons yi ñuy dajale la ñuy ñëw dimbalee ko suñu askan yi mais suñu autorités yi nga xamante ni ñoom suñu alal la ñuy dajale ay impôt lépp ñoom alal boobu la ñuy jël au lieu que ñu tabaxal ñu ay hôpitaux wala faj ñu comme ni mu waree ñoom ñoo koy jël sàcc alal jooju noonu te Sénégal bu amul woon xaalis ñu mën a comprendre mais Sénégal alal ju bëri moo fi nekk yoo xamante ni mën na tabax ay hôpitaux mën nañ améliorer compétence suñu médecins yi am ay équipements yoo xamante ni jaar na yoon. imaginez depuis 2012 bi Macky Sall faloo ba léegi dépensé nañ lu toll ci 307 milliards de francs CFA pour lan jënd ay oto kese pour ñoom seen confort 307 milliards. Sénégal mënoon na ci tabax ñaata hôpitaux xaalis boo xamante ni mënoon na régler li nga xamante ni mooy problème mu wér-gu-yaram bi fii ci Sénégal maanaam xaalisu réew mi bu ñu ko doon delloo Sénégalais yi tey du ñu soxla ab bato jógee bitim réew ñëw Sénégal pour faj ñu mais wax ji mooy suñu autorités yi liggéeyuñ parce que ñoom autorités yi amul kenn kuy fajoo ci biir réew mi loolu aussi matoon ñu souligné ko ñoom ñëpp képp ku ciy dee bitim réew ngay deewee loolu la Guy Marius Sagna waxoon ñu tëj ko kaso ku ci feebar da nga naan mottu dem bitim réew parce que ñoom ci seen wàllu bopp amuñu confiance suñu biir hôpitaux yi amuñu confiance suñu médecins yi te en plus duñu investir pour que wér-gu-yaram bi dox biir Sénégal moo tax loo ci gis wër di ñaar rek ak sàkku ndimbal 59 ans nga ne yow moom nga sa bopp ba tey ngay wër di yalwaan pour que ñu fajal la say doomi réew loolu dafa ñaaw gàcce la peuple sénégalais mérité wu lii parce que ñi ngi fay ay impôts ñi ngi liggéey di contribuer li nga xamante ni mooy ci biir réew mi et même ñi nga xamante ni nekkul ci biir réew mi di def immigration ñi ngi participer ci réew mi parce que saa yu ne ñi ngi yónnee mais suñu politiciens yi ñoo amul fula liggéeyuñ bëgguñu réew mi. donc vidéo bi tey loolu woon ñu jagleeloon ko bateau Mercy Ships biir Sénégal te dañ koy baamtuwaat ku ci am possibilité dem faju ji demal nga faju ji parce que boo ko yaakaaree ci suñu autorités yi ak suñu ministère de la santé la ciy fekk lu la neex donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.